voilà tey lu ñu bëggoon a waxtaanee mooy chaque jour nu ñuy gën di demee rek ñuy gis ne affaire bi c'est une cabale politique c'est un complot mooy li nga xam ne mooy li dal Ousmane Sonko bi mu amee bees Sénégalais yëpp koo laaj mu ne la affaire bi c'est un complot politique li waral ñu ne c'est un complot politique Ibou Fall maa ngi lay ziar bu wér li waral Omar Ablaye Camara maa ngi leen di ziar yéen ñëpp Pisman Touba voilà li waral Sénégalais yëpp àndandoor ne c'est un complot politique mooy ne waa ji dafa yàgg déranger te ñu bëri ñu ngi doon def le tout pour jéem ut luñ ko taxal mooy ñi féetee ci wàllu pouvoir bi waxoon naa leen démb ci sama live ne leen chaque jour da ngeen doon dégg nit ñi di wax di ruumanaat naan Ousmane Sonko Macky Sall dina ko fexeel Ousmane Sonko Macky Sall dina ko fexeel pour tëj ko gannaaw bi nga xamante ni jiiñ nañ ko salafiste jiiñ ko ibaadu jiiñ ko rebelle jiiñ ko sàcc Ousmane Sonko biir na rek loolu la déggut loolu yëpp dañ ko doon def juste pour mettre ko en mal avec les Sénégalais pour yàq xelu Sénégalais yi quoi xam nga Sénégalais dafa neexi influencé su benn nit ñëwee rek nga ne ko ah dafa attention ci kii de diw de lii la te loolu ñu koy jiiñ noonu moom dafa am droit pour nekk loolu su dee ibaadu am na droit nekk ibaadu bu dee salafiste am na droit nekk salafiste su dee chrétien am na droit ne man chrétien la su ko neexee mu ne man athée la gëw ma yàlla gëw ma yonantu chaque jour ma indil leen aaya ba fa man shaa fal yu'min wa man shaa fal yakfur ba pare Sénégal dafa nekkul réew boo xamante ni c'est un pays islamique wala dafa nekk réew boo xam ne dañ ne soo gëmut tarixa yi waroo faa nekk dara loolu kenn bind ko ci constitution bi comme neex nga ne gëwma tarixa yi comme neex nga gëm tarixa yi man maa ngi nii ci tarixa laa bokk ak modération nag voilà mais jëm nañoo sol ci nopp sénégalais yi gëmloo leen ne leen waa ji gëmul sëriñ yi mel ni ku gëmul sëriñ Sénégal yow waroo faa nekk dara mel ni dañ ko bind ci constitution bi wala ci code électoral bi ne ku gëmul tarixa wala ku nekk ibaadu wala ku nekk salafiste wala ku nekkul jullit amoo droit prétendre pour jiite réew mi te loolu dañ ko war a génnee ci bopp sénégalais yi heureusement sénégalais yi ñu bëri ils sont conscients maintenant jeunesse bi léegi ñu ci bëri yeewu nañ rawatina nag la diaspora les sénégalais de la diaspora dégguñ loolu ñoom lu ñu dégg mooy nit ku baax lañ bëgg que ça soit nga nekk joolaa nga nekk soose nga nekk baynunke nga nekk balant nga nekk naar nga nekk njaago nga nekk olof lébu même bu fekkee da nga nekk sax koo xam ne yow origine libanais nga juddoo Sénégal am nationalité sénégalaise li la ko may mooy droit de sol tu es sénégalais kenn warul la stigmatiser am nga droit laaj réew mi am nga droit élection législative ñëw nga samp sa ndënd ne maa bëgg nekk député mais Sénégal da ngay jékki-jékki sax dégg nit naan waaye naar yi libanais yi di jéem a stigmatiser daf ci bëri ñoo xamante ni noonu lañ mel te am na ñoo xamante nii nag ñoom loo leen wax rek dañ koy gëm léegi gars yi foofu lañ profité nag pour bëggoon a yàq waa ji mais nag yàlla nanguwut dafa am ñoo xamante ni yàlla moo leen di tànnal boppam te Ousmane Sonko ci ñooñu la bokk da ngeen di xool deal bi fu mu commencé rek ba borom salon bi tey am position bi mu am muy Khady ak Ibrahima Coulibaly jëkkëram te ndeysaan Ousmane Sonko amul xaalis bu mu leen jox ñu taxaw wax seen diggante ak yàlla malgré pression bi nga xamante ni nguur gi ñu ngi leen koy teg pour ñu enfoncer Ousmane Sonko ñu bañ ne ñoom ay gor lañ magam bi génn Pape Alé Niang jël ko mu ne dañuy proposer sama sœur 40 millions ne ko pour mu enfoncer Ousmane Sonko wane na ñoom ay gor lañ malgré pauvreté bi nekk Sénégal léegi Ousmane Sonko rek la yàlla may mu nekk nit koo xam ne ci Sénégal ci jamono jii ci wàllu politique nit ñi dañ ko topp gratuitement topp ko naturellement parce que dañ kaa bëgg te yàlla tax mais ñoom nguur gi ñoom amuñ bayre populaire uñ Macky Sall fu mu nekk nii il est impopulaire moom lépp lu muy def xaalis la koy defee te xaalis bi muy utiliser xaalisu nguur gi la mooy xaalisu sénégalais yi l'argent du contribuable léegi Ousmane Sonko moom nit ñi dañ ko bëgg naturellement mu dem ba xëy wax ay nit ne leen dajale leen ma xaalis pour ma def tournée nationale tuddee ko nemmeeku tour ak international gars yi dajaleel ko xaalis bu bëri 150 millions te loolu Macky Sall mënu ko am mënu ko woon a am avant 2012 mënu ko am jamono ji
xaalisu Sénégal moom lay jël di ko pasar pasaree moo gaayam. léegi mu am loo xamante ni am na ci mbir mi mu nekk lu bees mooy démb Pape Alé Niang ñu koy féliciter di ko encourager ci fitam ci dëggoom ci ñeme dëgg parce que ñoom dañoo am seen ay journalistes bopp yoo xamante ni dañ leen a ger dañ leen a corrompre pour ñuy yàq deru Ousmane Sonko ñu nekk ci guerre médiatique mais Pape Alé Niang moom mook Ahmed Aïdara ak ñeneen ñu àndal su ma limee damay juum am na ñu bëri ñoo xamante ni wax dëgg yàlla ñoom nekkuñ ay journalistes corrompus ñoom dañuy wax dëgg rek te yàlla tax waaye dañ siy jiital Pape Alé Niang rek ak Ahmed Aïdara ndax mbir mi bu mu commencé ba léegi ñoom position dëgg lañ jël te fi dëgg ji nekk foofu lañ féetee te loolu c'est très important. démb dafa jokkoo ak yumpaañu Adji Sarr ki nga xamante ni moom mooy soxna nijaayu Adji Sarr. su ngeen fàttalikoo am na benn reportage bu TFM defoon Aminata Goudiaby seen correspondante bu nekk Fatick moo demoon ba ci île du Saloum yi ci village bi nga xam ne fa la Adji Sarr jógee muy Maya mu def fa reportage ñu interviewé nijaayam ak maamam. am na benn nijaayam bu doon wax naan Adji Sarr xale bu tëla waaye nag du fen nijaayam boobu nag complice am la moom la yumpaañam weer démb ci Pape Alé Niang te fuy Pape Alé Niang di jaar bay def ay investigation yam bay xool fi dëgg féetee mu koy jàllale ñoom loolu da leen a të parce que ñoom seen journalistes yi ñuy fay seen gars yu ñu jël pour ñu yàq deru Ousmane Sonko rek la ñoom dañoo jël ay journalistes ñoom Aïssatou Diop Fall yaa xam mbay ci ñoom la bokk ay Pape Amadou Fall bu nekk La Gazette te nga xam ne La Gazette kii moo ko moom Latif Coulibaly ak Maïmouna Ndour Faye ak yeneen journalistes yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal quoi ay Les Échos ñooñu dañ leen a fay uniquement pour ñu ternir l'image de Ousmane Sonko pour ñu diaboliser ko traîner ko dans la boue ba du jarati dara ñoom loolu mooy seen liggéey mais journalistes yu mel ni ñoom Pape Alé Niang ñoom dañuy dem di def ay gëstu ak ki nga xam ne moom mooy Babacar bu Kéwloo maa ngi jéggalu fàtte naa ko tudd Babacar bu Kéwloo moom tamit il fait un excellent travail gratuitement mooy fi dëgg ji féete rek foofu lay féete léegi ñun bu ñëlee jógee di yàq der ñoom dañuy jóg ñoom uniquement pour informer sénégalais yi teg affaire bi ci yoon wan sénégalais yi ne leen lii diil la Pape Alé wax ak yumpaañu xale bi démb yumpaañu xale bi ne xale bi oo na nijaayam di ko wax ne ko temps yi may massé Ousmane Sonko ci benn salon de massage waaye gars yi dafa am benn sale boulot bu ñoo bëgg a defloo te dañ ma proposé xaalis nijaayam encouragé ko ne ko vas-y nijaayam boobu noonu moo ko ci encouragé te yumpaañam bii ndeysaan boo leen ko déggee muy wax xam ne ku pauvre la mais ci aqulaay taalaayam ci lay waxee parce que dafa am nit ñoo xamante ni dañoo mënta toog di seetaan ñu bëgg a yàq benn doomi aadama ci affaire politique xam naa ne su ko gars yi teeloon a yëg moom du wax te ku ñu war a protéger la waaw mooy yumpaañu Adji Sarr boobu noonu léegi mu ne nijaayam bi après di ko ci encouragé léegi mu ne ko non man d'accord ma mu ne ko léegi après danañ la jox 300 000 parce que da nga ma waxoon na ma da ngay def commerce dinaa la jox 300 000 mu ne ko su fekkee ci xaalis boobu la man soxlawuma ko billahi wallahi tallahi luy gars yi di faral di wax yàlla du nit quoi gis nga yàlla nit kum jël defar la ba pare du doomi aadama mooy ñëw di la yàqee noonu day yomb xoolal démb yumpaañu Adji Sarr fu mu génn nu mu nooyee démb ñëpp a kontaan Pape Alé Niang ñu ngi koy ñaanal yàlla parce que tey bu nekkoon nit ku bon bu nekkoon corrompu ku noonu ànd na ak nguur gi ñu koy jox xaalis comme yeneen moromu journaliste yi nga xamante ni c'est des corrompus dañ leen di jël di leen utiliser pour ñuy toroxal ay nit di yàq deru gor ñi pour ñu leen di fay xaalis mais moom taxaweewul tànk boobu moom Babacar bu Kéwéloo ak ki nga xamante ni moom mooy Ahmed Aïdara ñu ngi leen di féliciter bu baax a baax dëgg mooy njëkk te mooy mujj lu yàlla wax ne waqul jaa al xaq wa zahaqa al batil inna al batila kaana zahuqa fépp foo xamante ni fen dafa nekk yàgg fa duré fa mooy ne dëgg moo ñëwagul bu dëgg ñëwee rek day toxal fen yi te affaire Ousmane Sonko bii ñëpp xam nañ ne fen la kabal la du début à la fin te Macky Sall xam na ne lii c'est une patate chaude te xam naa ne bëgg na ci génn
mu të ko waaye lu ñu koy conseil mooy na fexe ba dossier bii nii ñu jël ko classé ko sans suite parce que affaire yi fen la affaire yi cabale politique la te leer na te bu ñu naree forcé ne dañuy jëli Ousmane Sonko ñëpp a ngi leen di avertir gis ngeen fu mu nekk ni ñu ngi commencé taal ay kër xaw ma nag ñoom ñoo koy def pour takkal waa kër Sonko yi xaw ma transhumant bu mag boobu di Seydou Diouf dëkk Tëngéej nga xamante ni ànd na ak Abdou Diouf jógee ak Abdou Diouf ñëw ca Ablaye Wade jógee ci Ablaye Wade ñëw ci Macky Sall moom ku nekk président yow lay àndal démb dégg naa dañoo taal këram yéene wuñ ko nag xamuñ ne ñoom leeruñu ndax ñoom ñoo ko def seen biir pour takkal waa kër Sonko yi xamuñ ne ndax nit ñi ñeneen ñoo ko def wóoruñu Université Assane Seck tamit dégg naa taal nañ ko léegi nit ñi ñu ngi leen di avertir di leen war ne tey Ousmane Sonko bés bu ngeen ko laalee dëkk bi dana tàkk te ñun bëgguñ dëkk bi tàkk de bu ñu sañoon dëkk bi du tàkk waaye dëkk bi bu tàkkee le seul responsable sera Macky Sall Macky Sall mooy le seul responsable parce que moom moo toog ci réew mi na du am opposant képp ku jóg bëgg nekk adversaire de taayam mun na dina la faagaagal toroxal la te doo ko def dara impunité boo xam ne ci dafa jéggi dayoo ñi mu àndal rek ñoom ñooy am jàmm mais xam nga loolu tey am na dëkk africain yu bëri yu tàkk tey mais loolu moo ko taal yow ñu jox la nguur goo xamante ni moomoo ko le pouvoir ne t'appartient pas mais pouvoir bi ñi ko moom mooy le peuple bi yow yaa ñëw def sa campagne ne damaa soxla réew mi jox leen ma ko ma defaral leen réew mi ñu jox la réew mi nga waaki moo pouvoir yëpp tekki sa loxo muy pouvoir législatif bi pouvoir exécutif bi ak pouvoir judiciaire bi di jàpp gor ñi di leen toroxal léegi jël sa ay kaso ak sa ay juge ubbi sa ay kaso képp ku la contre nga ne ko dama lay yóbbu si kaso gi tëj la toroxal la mais loolu duñ ko nangu te sénégalais yi fu mu nekk nii ils sont prêts pour bañ loolu noonu am na ñu bëri tey ñuy xeex du Ousmane Sonko moo tax ñuy xeex ku ci mel ni Dame Mbodj mi Dame Mbodj bokkul ci parti Pastef Dame Mbodj c'est un syndicaliste mais nitu dëgg la bu ko neexoon mu nekk un lâche nekk un poltron dem wéeru ji ca nguur ga ñu koy jox xaalis muy fen mais loolu du continuer ay fen mënta continuer dëgg rek la yàlla bëgg te nag sénégalais yi lii c'est une occasion pour ñu xeex ak Macky Sall une bonne fois pour toutes wan ko ne ko yow réew mi moomoo ko ba yow ñi nga àndal ñoom dañuy def lu leen neex dara du leen ci fekk mais ku àndut ak yow yaay ñëw tooñ ko takkal ko dara pour tëj ko ci kaso gi Macky Sall moom dafa jàpp ne àddunaam moom tëjee kaso rek moom la war di defaate moom daal ay kasoom la yor di tëj yore procureur bi mu ngi yore ay dossiers yu dul jeex ci taabalam ay dossiers yu dul jeex yoo xamante ni ñi ànd ak Macky Sall nekk ci nguur gi ñoon dañ leen épinglé ci ay rapport corps de contrôle yi ñoo leen épinglé mu ngi ci taabalam Seynabou Ndiaye Diakhaté jox na ko combien de rapports yu jógee ko OFNAC mu teg ko ci taabalam wala mu dugal ko ci tiroiram bàyyi ko muy nelaw léegi ñi nga xam ne defuñ dara dañuy xeexal seen réew bëgg seen réew bu ñu gisee ne ñu ngi sàcc alalu réew mi ñu dévoilé vilipendé ku ci mel ni Ousmane Sonko ku ci mel ni Guy Marius Sagna Clédor Sène et bu ñu ko invité mu ñuy waxal suñu ressources naturelles yi te information bu mu ñu jox ci ressources naturelles yi ak ressources minières yi dafay leer nañ di ñu édifier ci contrat yi muy leer léegi nag ñu ne ñooñu dañ leen war a sànk jël leen dugal leen ci kaso yi tëj leen pour ñoom ñu mën a toog ci réew mi di doxal loolu lañu war a nangu parce que ñoom moomuñu réew mi lan mooy ndeyu ñu fal nit mu jàpp ne moom réew mi di def lu ko neex ku ko neex tëj ku ko neex tëjji tey jii procureur bi tey su fekkoon dañoo nekk dans un pays de droit dans un état de droit dëgg boo xam ne day wuyoo turam mais enquête bi jeex na bu yàgg ba mbir mi féetee boor su boobaa xam nga kan la ñuy jàpp Sidi Ahmed Mbaye doomi Maodo Malick Mbaye bu gëm sa bopp directeur ANAMO ku noonu moom la ñuy jàpp parce que moom ci deal bi la bokk chauffeur ba nee nañ chauffeuru Mamour Diallo la parce que immatricule bi ñuy ko photo dem xool ji dañoo gis ne turu Mamour Diallo moo nekk ci immatricule oto bi parce que Mamour Diallo dafa am règlement de compte ak Ousmane Sonko parce que dafa sàcc 94 milliards u sénégalais yi Ousmane Sonko génn na Mamour Diallo sàcc na suñ 94 milliards mook Tahirou Sarr léegi nag loolu métti na Mamour Diallo léegi nag moom lu daaneel Ousmane Sonko ak lu toroxal Ousmane Sonko moom daf ciy bokk moom tamit maître Dior Diagne
mooy ñaareelu ki nga xam ne moom mooy le ministre de l'intérieur bi nga xam dañ ko indi pour mu dissoudre le parti Pastef tas ko muy Antoine ñàkk jom maître Dior Diagne boobu tudd nañ ko ci te tey enquête bi bu continuer woon au niveau de la gendarmerie bu continuer woon mais dafay leer dafa yomb man mi nga xamante ni du ma enquêteur defuma droit du ma juge du ma magistrat du ma avocat xaw ma dara ci droit tey man xam naa ne enquête bi dafa waroon a continuer ñu def réquisition au niveau de la Sonatel wala yeneen opérateurs yi pour ñu xool Adji Sarr ñan la doon waxal ak lan la doon wax ak ñoom ñu déglu ko mais c'est possible mën na nekk bu doon réew yi nga xamante ni réew yi am yoon la nga xam ne justice bi dafa indépendante justice bi exécutif bi nekkul di ko manipuler procureur bi nekk procureur de la république mais pas procureur waxoon naa leen ko démb pro mooy ki jegeek nit comme pro Sonko wala pro Macky wala pro Wade wala pro Khalifa moom pro ki réer la Macky mooy ki réer Macky dafa réer moom pro ki réer la de la réccu publique parce que nekk nous sommes plus dans une république mais plutôt dans une réccu publique léegi procureur boobu tey su fekkoon vrai procureur de la république la mais liggéey boobu lay def affaire bi jeex day wax gendarmerie ne leen continuer leen seen enquête ñu def réquisition au niveau de la Sonatel ak yeneen opérateurs yi ñu xool Adji Sarr ñan la doon waxal ñu xool tamit ndax Ousmane Sonko envoyé na Adji Sarr message loolu kañ moo gën a yomb ku noon enquête bi jeex na bu yàgg ku noon Adji Sarr dañuy topp ak Sidi Ahmed ak keneen ku ci mën a bokk muy maître Dior Diagne ak chauffeur Mamour Diallo baag Mamour Diallo képp ku Adji Sarr waxal képp ku bokk ci complot bi ñu jàpp la teg la ci yoon loolu mooy état de droit loolu mooy justice bu tëddee njaaxaanaay mais dañoo mënta nangu te dafa métti nag wax dëgg yàlla dafa métti ci xol fal ay nit ñu nekk ci kaw nguur gi jàppee nguur gi ne ñoom ñoo ko moom seen nguur la ku àndut ak ñoom yow doo am jàmm mukk yow daal pour nga am jàmm da ngay ñëw ànd ak ñoom loo def dara du la ci fekk xoolal scandale yi am ci suu Macky Sall ñi ànd ak moom des scandales et des scandales bi ci gën a mag mooy 6 000 milliards yi pétrole bi Frank Timis jógee ko fële tubaab bu kenn xamut ñëw Sénégal séddoo suñu xaalisu pétrole mook Aliou Sall Macky Sall dem grande mosquée taxaw di défendre rakam di ko plaider moom le président de la république nga xamante ni il doit être le président de tous les Sénégalais tëddee njaaxaanaay warul am jarbat warul am doom warul am jabar warul am rakk Sénégalais yépp la war a yemale tëddee njaaxaanaay parce que dañ ne ndey ji seex njaaxaanaay lay tëddee ak ñeneen ñoo xamante ni def nañ fi ay scandale yu gën a mag ñooñu dara dalu leen kenn topp leen dossiers yi ma nga ca tiroiru procureur bi il faut que Macky Sall ne ko toppal nit mu soog laa mën a topp procureur boobu amul indépendance ba pare ci biir parquet bi ñu am fa ñoo xamante ni Macky moo leen tànnal boppam moom ak ministre de la justice am moo leen tànnal boppam pour bu amee adversaire politique bu mu bëgg a liquider ñu jël procureur jël dossier boobu noonu jox ko kenn ci juge yooyu noonu mu jël waa ji placé ko sous mandat de dépôt comme ni ñu defoon Khalifa Sall kaayam procureur dafa meloon ni gaynde laa la wax ak kaayu Aïda Ndiongue ak kaayu Karim Wade di génn di def ay conférence de presse di wax Khalifa Sall dañ ko mbaal dañ ko convoqué rek mu ñëw ñu ne ko aca demal mandat de dépôt pour ñu ubbi instruction noonu lañ bëggoon def Ousmane Sonko xam ne loolu jaaduwul mu ne duma ko nangu te gis nga buñ xasoon ba réussir loolu ku noonu dañuy matte ñëpp kenn du génn mais comme affaire bi fu mu nekk nii procédure bi mu ngi xaw a commencé di jël temps tuuti parce que Ousmane Sonko moo leen ko mayul te nit ñi ñu ngi leen di avertir parce que ñu ngi gis ne Sénégalais yëpp ils sont du côté de Ousmane Sonko ñu gis ne am na ñu bëri pare nañ pour dee pour joxe seen bakkan gis ngeen jigéenu Pastef fi jàmbaar yooyu noonu gis nga leen dañoo ñëw taxaw buntu kër Ousmane Sonko ne nañ ñu jàpp ñu ñëpp tëj leen Macky Sall jàpp leen toroxal leen yóbbu leen ci kaso yi ñu am ay doom am ay jëkkër te defuñ dara lu dul am droit pour manifester wu ay sénégalais lañ ñu gis seen moroomu sénégalais di dund injustice parce que àndut ak Macky Sall loolu moo tax muy dund injustice boobu ñu taxaw ne lii du fi amee ñu jàpp leen muy lingeer yooyu ñoom Maymuna ñoom Khady Mahécor ak ñeneen
ñu ngi leen di encourager bu baax a baax a baax di leen wax ni mbir mi dafa war a jaral ñëpp ñu dee. gis nga waxtu dee bu jotee ku dund rek doo gor kenn ku nekk na nga def sa rôle mooy nga taxaw foo manti féete boo nekkee ci diaspora bi boo mënee di wax di conscientiser di alerter parce que mënoo dem nañu waxante dëgg te Sénégalais yëpp mën ñoo nekk ndoor Sénégal il faut mu am ñu tukki te ñu tukki tamit ci réew mi leen bokk il faut ñuy wax. am na nag ñoo xamante ni dañuy jéem a yàq der naan ay yéen a ngi nekk ci biti di wax di taal dëkk bi fii kenn taalu fi dëkk bi kenn mooy taal dëkk bi kenn moo bëgg a taal dëkk bi mooy Macky Sall te loolu képp koo xam ne doon naa fekk nitu dëgg nga amal franchise nga taxaw nga wax loolu su fekkee dëgg rek moo la ñor parce que moo fi nekk di tooñ kenn tooñu ko Macky Sall kenn def ko dara Macky Sall mooy le plus grand violeur moom tey gis nga viol bi ñu jiiñ Ousmane Sonko ci jigéen moom viol boobu daf koy def ci suñu constitution bi di ko def ci suñu ay loi di ko def ci code électoral bi parce que baadoola la loolu moo tax muy def loolu ubbi ay kasoom di jàpp nit ñi di leen tëj di leen toroxal mel ni moom réew mi te lii nag dictature la am na ñuy wax ne dictature rampante la mais c'est une dictature fu mu nekk nii te gis nga bu ñu ñàkkee fayda toog kenn ku nekk bañ a jël xeex bi def ko sa xeexu bopp bañ kaa def xeexu Ousmane Sonko wallahi bu fekkee réussir na ci Ousmane Sonko après si suñ kaw lañ jëm de te nag ñi ci war a dox tànk jàmm nañ jóg ñu dox ci tànk jàmm ñu fay lii parce que luy raam ci ñag bi la jëm am na nit ñoo xamante nii kenn du leen laal de xam nga Macky Sall daf fay nekk ku ko neex mu laal acte bu mu posé mu jàll acte bu mu posé force la koy jàllalee parce que il a la police il a la gendarmerie il a ses juges corrompus il a son procureur corrompu léegi nag mu jàpp ne comme def na ko ñëpp def na lu ko neex mu réussir léegi nag Ousmane Sonko war na ko mën a defee mu yombee noonu mais loolu du yomb Macky Sall Ousmane Sonko nit ku yàlla defar la Ousmane Sonko li ngeen koy jiñ ñi xaajul bay nekk ci moom dàllam sax moo leen gën parce que yow ñu ànd ak yow ñoo gën a salte ñoo gën a bon ñoo gën a xeeñ ñoo gën a xasaw te Ousmane Sonko masul leen a attaqué personnellement heure bu leen attaqué rek ci seen gestion lay attaqué seen mauvaise gestion seen càcc gi loolu rek la seq ak yéen léegi nag yéen ngeen ñëw dugg ci vie privée am jël seen ay journalistes yóbbu ci télé yi ak rajo yi ñu commencé naan waru fa woon a dem lu tax mu fay dem benn ci Aïssatou Diop Fall di commencé naan ci kinésithérapeute la waroon a dem mel ni ñoom ñooy médecin bi te pourtant waa ji moytu moo ko yóbbu foofu noonu ci salon ba parce que dafa bëggoon benn place bu discret loolu moo tax moytu moo ko fa yóbbu woon mais Macky Sall kan moo ko mën a moytu Macky Sall mu nar a dal sa kaw te ñëpp gisoon nañ ne Macky Sall mu ngi waat pour dal ci kaw Ousmane Sonko parce que ñu ngi woon ci yoon wi mais yàggul dara bi Antoine Diome ñàkk jom ñëwee Antoine ñàkk jom ministre de l'intérieur mais bi mu ñëwee lu mu njëkk a def mooy dafa génnee benn communiqué à 3h du matin di jéem a intimider waa Pastef ci seen nemmeeku tur bi bay tudd ay dissolution wu parti bi yàggul dara après si lañ ñëw indi affaire viol bi nii ñu foog ne Ousmane Sonko voilà tapette la xam nga procureur bi dégg naa dafa wax gendarme yi ne leen amu leen droit convoquer ko quoi parce que c'est un député dafa am immunité parlementaire muy malaanu kiiraay waaye il est fier dafa nekk nit koo xam dafa yëg boppam su ngeen ko convoqué rek day ñëw léegi nañ ñëw rek ngeen téye ko garde à vue après déféré ko su ngeen ko déféré ñu dóor ko mandat de dépôt après ubbi instruction ñoom noonu lañ ko naroon defee quelle haine ñoom dañoo am une haine viscérale envers Ousmane Sonko te haine boobu noonu digganteem ak Macky Sall la de politiquement léegi comme ñoom c'est des corrompus moomuñ seen bopp léegi Macky da leen a teg foofu jox leen poste jox leen ay avantages di leen instrumentaliser ne leen su ma amee ak nit problème rek defal leen ma sale boulot jàpp leen si ngeen tëjal ma ko. waaye gis nga juge yi nga xamante ni ñoom ñooy def lii ak procureur yi nii man damay laaj juriste yi ñi nga xam ne jàng nañ droit xaw ma ndax ñu ngi may seetaan wala déet leen rek laa leen di laaj te bëgg naa bu ngeen toggee ci plateau yi ngeen édifier ñu ci loolu noonu mooy ki nga xam ne moom mooy Malick Lamotte nga xam ne moom moo tëjoon Khalifa Sall ak ay ñoom doyen des juges Samba Sall ak xam nga ak procureur de la République bi ndax ñoom bés bu ñu demee ba ñoom Macky jógee fi ndax ñoom mën nañ leen a topp pour complicité d'emprisonnement des kii nu mu tuddati des opposants emprisonnement arbitraire quoi excès de pouvoir wala abus de pouvoir ñu def enquête
topp juge yooyu Malick Lamotte topp Samba Sall Demba Kandji mi nga xamante ni moom mooy président cour d'appel bu tribunal bu Dakar kooku tamit war nañ ko topp ci yoon parce que moom moo jàllale Macky Sall ci élection yi nii passé ñu jël seen ay PV defar ko jël seen ay résultats préfabriqués mu jàllale résultats provisoires yi wane ne Macky Sall moo gagné mais loolu war na mën a am nañ waxante dëgg bés bu fi Macky Sall jógee parce que lu mu yàgg-yàgg dina fi jógee war nañoo mën a topp ñooñu pour complicité ci emprisonnement arbitraire mooy ñi ma tudd léegi procureur Bassirou Gueye Malick Lamotte bi nga xam ne moom moo jël Khalifa Sall condamné ko 5 ans te tegu ko ci yoon jalgati ay droit yam cour de justice de la CEDEAO condamné état bu Sénégal wan leen na leen yéen Khalifa Sall da ngeen ko xañ ay droit yam lever immunité parlementaire am ci biir prison bi jaay ko doole tëj ko ci kaso bi ba mu neex leen ba élection yi passé Macky Sall defal ko grâce présidentielle ñëpp xam ne objectif bi moo nekkoon pour Khalifa Sall bañ a participer ci élection yi Karim Wade tamit ñu condamné leen ci juridiction internationale yépp Karim Wade moo leen gagné foofu noonu mais ñi nga xam ne ñoom ñooy complice u Macky Sall ñëpp bokk ci deal bi ñëpp mais ñooñu bés bu Macky Sall jógee ci réew mi war nañ leen a topp ñooñu parce que c'est des voyous ay complice u Macky Sall lañ abus de pouvoir ba pare ak haute trahison parce que dañoo trahir askan wi parce que dañoo Sénégal moo leen fayal ñu jàng di leen jox ay bourse université ñu dugg ENA def seen concours nekk magistrat waat ci kanamu Sénégalais yi ne ñoom lu ñu leen dénk nii dinañ ko jaarale ci yoon dinañ àtte ci yoon président bi tamit kazalika naka noonu bi muy def prêter serment dafa waat ne charge yu ñu ko jox pour république bi dina ko doxal jaarale ko ci yoon mu ñëw war Sénégalais yi lii c'est une haute trahison nañ waxante dëgg haute trahison la mais ñooñu tey war nañ di leen topp parce que tamit dañoo mënta nangu nekk ci dëkk boo xamante ni dañ ne yow magistrat nga rek ngay jàpp nit ñi di leen tëj noonu facilement mu yomb trop nga dem tëdd sa kër di nelaw doomi jàmbur yi nekk ci kaso yi di sonn xoolal condition yi nekk ci kaso yi nu mu méttee détention provisoire yi nu mu mel da ngay gis koo xamante ni deful dara dañ ko jéem mais instruction bi dafay yàgg ñu bàyyi ko ci kaso bi bu fekkoon condition yi sax tane na comme Europe wala yeneen dëkk yi nga xamante ni xam nañ ak yelleefu doomi aadama ñu am ay chambre yu set ñi war a nombre de personnes yu war a nekk ci chambre yi ñu limité ko utal leen ay tenues yu set di leen ko fóotal jox leen seen cër bañ di leen dóor di leen jox lekk yu baax ñuy lekk jox leen seen ak yelleef même boo reyee nit ñu yóbbu la prison dañu la war a respecter parce que doomi aadama nga da nga am ay droit mais Sénégal loolu amu fa kaso yi dañ ko teg pour di toroxal gor ñi di toroxal doomi aadama yi Sonko daf cee gën a fës Khalifa Sall daf cee gën a fës Karim Wade daf cee gën a fës mais am na ay sénégalais yoo xam ne kenn xamu leen tey ñu ngi daj lu métti ci kaso yi am na ñoo xam ne ñu ngi leen di jàpp di leen tëj ay 10 ans àtte leen na leen defoo leen dara toppeewuñu leen dara 2 poids 2 mesures bi am ci justice sénégalaise bi dafa jéggi dayo mais xoolal ñoom Dame Amar parce que Dame Amar papaam milliardaire la yàlla na ko yàlla yërëm muy Ahmed Amar parce que moom mooy goro Youssou Ndour copain Macky Sall la ci complice u Macky Sall yi la bokk ma nga ca nguur ga di nguuru ñooñu tey lu ñu def dafa grave dañu braver li nga xam ne moom mooy état d'urgence bi nga xam ne président de la république moo ko décrété ñu nekk ci mbas nekk ci couvre-feu ñu ne heure bi kenn amul droit génn lu dul mu nekk nga am motif bu leer man ko justifier nga war a dem hôpital wala nga war a liggéey wala nga am koo xam ne c'est une personne vulnérable nga war a dem assister ko wala dara wala nga war a jëli ay xale mais ñoom ci seen bànneexu bakkan lañ nekk jël benn policier fay ko ak motaaram mu escorter leen ba Almadi escorter Iba Thiam ñu fay policier boobu noonu ana policier boobu kaayam fu mu toll est-ce que ñun yëg nañ ne def nañ ko dara wala déet kenn dégg ko kenn yëgul ne policier boobu def nañ ko dara est-ce que yéen a ngi dégg les médias corrompus yi nga xam ne ñoom la Macky Sall jënd ñuy wax ci kaawu policier boobu su fekkee sax ñu ngi koy jaarale ci yoon. ñu dem Almadi bu ñu demee Almadi détention de drogue lañ leen jàppee dañoo yore drogue dure di drogué wu di naan seen ay sangara di feete te ñuy interdit rassemblement di interdit ku génn
nekk ak seen ay xale jigéen di fo di caaxaan ba Iba Thiam génn ci àdduna ñooñu ñu tëj leen ñaata 8 mois xaw ma 7 mois génnee leen ne tëj nañ leen 8 mois parce que ñooñu ay doomi borom barke lañ mais loolu doo ko gis feneen fudul ci façon réew yi nii ay Sénégal ak sous région bi Afrique loolu mooy taal dëkk yu bëri mais Sénégal yi dañoo nekk nit ñoo xamante ni dañoo mën a muñ dañoo am tolérance léegi nag loolu moo tax genre Macky Sall yi bu ñu ñëwee ñoom dañuy abusé wu ci passivité sénégalais bi ak tolérance bi ñu am ne léegi ñoom lu leen neex la ñuy def te dafay flagrant te kenn du ci mën dara mais lii dafa ñaaw justice bi tëddeewul njaaxaanaay léegi nag Ousmane Sonko dafa jàng ci lu dal Khalifa Sall dal Karim Wade dal ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne kenn xamu leen mu ne wóoluwul ki nga xam ne mooy juge Mamadou Seck wóoluwul Samba Sall wóoluwul le procureur de la République am na ci droit parce que gis na justice bi ni muy demee xam na ne la justice travaille pour Macky Sall mu ne nag moom loolu man duma ko nangu parce que dafay yomb su ma Macky Sall naree jaay doole yóbbu ma kaso ay loxoom dina taq te noonu lay demee parce que Ousmane Sonko instant bi bakkanam la ci teg bu laajee dee dañoo war a dee en commençant par Ousmane Sonko ñu xam ne martyr la parce que instant bi ñëpp dañoo war a jóg jël affaire bi def ko occasion pour une bonne fois pour toutes mu jeex ñu xam ne kat beneen président bu fi ñëwee li Macky Sall doon def ñi ko jiitu woon doon ko def te moom mu gën cee ëppal moom Macky Sall loolu dafay jeex dootul amati heure bu amee peuple bi dina génn dal seen kaw wan leen ne leen carrément le pays ne vous appartient pas pour lan. maa ngi dégg ñu ne am na ay kilifa diine yoo xamante ni ñu ngi ciy dox ay tànk jàmm mais kilifa diine yi man ñu ma ci dégg ñooñu man gisuma leen ñu am yenn responsabilité yu mag a mag ci wàllu diine ji fii nii mais diine ji dafa am ay représentant ci dëkk ba ñoo xamante ni ñoom diine la ñuy représenté muy këru diine yi xulafaaw yi les xalif généraux seen porte-parole yi Abbé Jacques Seck laa dégg ci église bi ñu ne moom mooy dem te kooku retraité na ak Mame Matar bi nga xam ne ONG Jamra la yore ñu ne ñoom ñoo siy dox tànk jàmm loolu nag baax na ñu ne dem nañ seeti ji Ousmane Sonko waaye pour man dañoo war a am courage ñu taxaw dem seeti ki nga xam ne moom moo waral coow li di Macky Sall wala ñu dem seeti ku ko jege wala ñu jéem kaa jot téléphone ne ko jëlal mbir mi nga teg ko ci suuf parce que moom mooy ndeyu mbili gi coow li yëpp moom moo ko waral bu bàyyi woon nit ñi ñu am jàmm bu nangu woon ne dafa war a am opposant parce que nous sommes dans un pays de démocratie kon lii yëpp du am mais bañ gum bañ opposant loolu moo waral lii nii tey mais su fekkoon dafa bàyyi Ousmane Sonko muy opposé wu muy def rôlam mais ku noonu lii yëpp du am léegi nag ñu dem ci moom na ko yow jëlal mbir yi nga teg ko ci suuf parce que yaay président de la république réew mi bu amee jàmm yow yaa war a doxal jàmm jot te yow yaa ci war a jiitu stabilité réew mi ci loxo Macky Sall la nekk moom moo war a nekk koo xamante ni moom moo koy wane d'abord nit ñi suivre ko mooy wane l'exemple waaye su fekkee da ngaa jiite réew ba pare nekk koo xam ne da nga violent boo waxee ak sénégalais yi sax ay wax ju ñaaw ngay wax ak ñoom mais violence boobu noonu ñëpp xam nañ ne ci Macky Sall la nekk barki démb rek mu ngi wax ak sénégalais yi naan leen su ngeen jëlul vaccin yi ma jël ko yóbbu ko si yeneen dëkk mais quelle arrogance de la part d'un président de la République quelle arrogance venant d'un président de la République pour lan lu tax loolu te nga war a respecter nit ñi mel ni yow buur nga mel ni yow yaa moom xaalis bi ngay jëndee vaccin yi parce que am nga ay naafeq yu la wër di la jay gëm loola na la yow doo moromu nit ñi am nga sa ay transhumants yoo xam ne gëmuñ dara lu dul nguur lañ gëm c'est des pouvoiristes ñoo wër la di la jay loo bëgg a def ñu ne la acca vas yi nga dem ba yëg sa bopp jël pouvoir yëpp téye ko supprimer poste premier ministre bi foog na yow tu peux être au four et au moulin nit ñi di la jay nga foog na yaa nekk ci dëgg te nekkoo ci dëgg tey nekkoo ci dëgg ëllëg dangaa réer yow yaay ki réer moo tax sànq ma ne Bassirou Gueye mooy pro ki réer di Macky Sall léegi nag gis nga kilifa diine yi lu ñu leen di conseiller xam naa tuuti naa ci lool waaye nag xel puso la xale dina ko for mag dina ko for conseil bi ñu leen di jox mooy bu ngeen fekkee ay ñaari nit di xeex kenn yore yar
di dóor kenn ki da ngay téye ki nga xamante ni moom moo yore yar bi na ko bàyyil dóor yi ba pare soog a wax ak ki nga xam ne moom la ñuy dóor parce que ki ñuy dóor moom mooy souffrir te Macky Sall noonu lay def yaram la yore di dóor nit ñi ay nit ñoo xam ne defuñ ko dara ay gor yu set wecc ñoo xamante ni patrie bi rek moo leen ñor seen combat yëpp c'est pour l'avancement de notre démocratie pour consolider l'état de droit ku ci mel ni Guy Marius Sagna ñu koy rendre hommage Clédor Sène Assane Diouf nga xam ne injustice la dund ay saaga frustration moo taxoon mu doon saaga ba mu jaral état bi nga xamante ni warul am jot état warul am jot bay tal benn sénégalais bu nekk États-Unis di saaga mu dem ne da koy jëli di ko jiiñ ay terroristes nga yàqal ko àddunaam indi ko fii nii di ko jàpp di ko tëj kaso ci lu jaarul yoon ci jaay doole te deful dara mais kooku bu yoree arme bu la mënee dóor sax da lay dóor bal nga dee parce que da nga yàq àddunaam yow nga nekk le président de tous les sénégalais Assane Diouf nekk sa doom waroon nekk ci ay jafe-jafe war a def erreur nga yedd ko mu toog di saaga est-ce que dafay taqaate mu toog États-Unis di saaga parce que dafa frustré dafa gis réewam injustice bu jéggi dayo injustice notoire mu ne naa ko kaas naa ko dénoncer am na ñoo xam ne bu ñu meree duñ mën a contrôler seen bopp dañuy saaga am na ñoo xam ne bu ñu meree mën nañoo rey nit sax dañ koy réccu après am na ñoo xam ne bu ñu meree mën nañoo wax ju ñaaw ju nekk mais après dañ koy regretter parce que dañoo mer am na ñoo xam ne bu ñu meree dañuy toog tekk teey benn place dinañ mën a contrôler seen bopp mais kooku yow nga am jot yow état ak problème yi nga am ak priorité yi lay xaar Sénégal jafe-jafe yu fa nekk ngay bàyyi xel benn xale sénégalais bu nekk à travers les réseaux sociaux di saaga nga xëy dem di ko jëli ci ànd ak sa ambassadeur muy Babacar Diagne Assane Diouf boobu tey bañatul kaso ragalatul dee bi mu génnee kaso yàggul mais dafa génn rek duggaat ci combat bi continuer wan leen ne leen carrément man ragaluma te damaa ñeme Macky Sall ci boppam mooy tapette bi parce que moom moo yore police yore gendarmerie yore justice tax mu am fit làqatu seen gannaaw di jàpp nit ñi ne da leen di toroxal waaye su fekkoon moom kenn rek la ak nit ñi ku noonu amul fit day daw Ousmane Sonko wax na ko ne ko su fekkoon man ak yow la da ngay daw wàqet ne ko su fekkoon APR ak Pastef la da ngeen di daw wàqet parce que vous êtes des lâches ngeen làqatu derrière la justice di jaay sénégalais yi doole di toroxal gor ñi Guy Marius Sagna nga xamante ni foo ko fekk mu ngi ci xeexu Sénégal di xeexal sénégalais yi bëggul yëre bu rafet bëggul dàll bu rafet bëggul oto bu rafet te loolu yëpp mënoon na ko am parce que fonctionnaire de l'État le ministère de la santé foofu lay liggéeyee comme assistant social bu ko neexoon mu nekk fa di neexal directeur ba di neexal ministre ba mooy le directeur de la santé di neexal président ñu jox ko poste bu baax jox ko bureau jox ko ay avantage muy voyage di dama ko ñëw mais ngorom moo ko mayul Sénégal am na ñoo xam ne ñu ngi gore ba léegi billahi wallahi tallahi kooku nekk un homme boo xam ne il mérite beaucoup de respect bu jugee koo ci sénégalais yi Clédor Sène chaque jour même chose moom it muy def liggéeyam di leeralal sénégalais yi seen alal seen ay contrat ni ñu koy négocier ci suñ ay ressources naturelles waxoon naa ko sànq Birame Souleye Diop lan la def Macky Sall ba mu koy jéem a jàpp di ko tëj ci kaso bi administrateur parti bu Pastef bi parce que dañoo bëgg a jot ci Ousmane Sonko ñu ne nañ njëkkee ci gaayam yi ci lieutenant yi jéem a intimider nit ñi pour ñu toog benn place nga xam ne bés bu ñu waree dem cueillir Ousmane Sonko kenn du yëngatu jàpp na nit ñi ay tapet lañ mais jàpp gi ngeen jàpp Birame Souleye Diop ak jàpp bi ngeen jàpp jabaram ne daf doon menacer Mahmoud Saleh ci jaay doole ngeen ko tegu leen ko ci dëgg tegu leen ko ci yoon jàpp jigéenu Pastef yi di leen jaay doole loolu nag dafa war a dakk te loolu xeex bi fu mu nekk nii am nañ occasion pour xeex ko ci wax ci jëf lii dafa war a dakk moo tax sànq ma doon wax sénégalais yi na leen nañ jóg ci teel ñi war a wax yépp am baat communicateur traditionnel yi lancé naa leen appel démb ci sama live Alaaji Mansour moo nekk ca kaw te ñoom dox tànk jàmm lañ leen xamee woon ci seen maam yi ba léegi bu ñu gisee ku tooñ ñu ñëw ne ko yaa tooñ ne ko dëkk bi jàmm lañ soxla
bàyyi li nga nekkee wax ko dëgg te lii yëpp lu ko waral enjeu bi mooy 2024 xam na ne élection yi bu ñu si demee Ousmane Sonko fu mu nekk nii moom moo nekk leader de l'opposition moom la Sénégalais yi bëgg gratuitement gëm ko naturellement te joxu leen xaalis te moom pour nit ñi mën kaa topp pour mu mën a rassembler ay nit dafay génnee xaalis fay ay nit ci xaalisu Sénégalais yi pour ñu mën ko topp te Ousmane Sonko ñu ko bëgg defalu leen dërëm joxu leen dërëm tey jii yumpaañu Adji Sarr biy wax lan la ko Ousmane Sonko defal lan la ko Ousmane Sonko defal te pourtant dafa pauvre ci pauvreté la nekk ku sa jëkkër di wax naan la naa la jox 300 000 pour nga noppi parce que nga waroon def commerce mais kooku xam nga ne amoo ay moyens Ndeye Khady borom salon bi mook jëkkëram Ibrahima Coulibaly lu tax ñu féeteeg Ousmane Sonko est-ce que Ousmane Sonko dafa am xaalis bu mu leen di jox parce que kër ga ñu nekk Sacré-Cœur sax moomuñ ko bu ñu amoon xaalis dañuy am seen institut bu mag comme bu Juma Jeng jaxate ba Salimar nekk ca nu mu tuddati sax centenaire immeuble bu gudd taxaw mais ñoom Sacré-Cœur lañ dem louer fa seen kër dëkk fa dëkk ci biir kër ga ba pare yore seen salon ci biir kër ga bu ñu amoon ay moyens est-ce que dinañ def loolu bu ñu amoon ay moyens dañuy am seen kër gu rafet ubbi seen benn institut de beauté bu mag bu rafet ci seen xaalis di xëy di liggéey wàcc dem ñibbi seen kër te pourtant bu ñu enfoncé woon Ousmane Sonko état bi pare na pour defal leen loolu mais dañoo gore dañuy xalaat seen bàmmeel xam ne ëllëg jar naa sóoraale jullit bu nekk wala nit ku nekk doomi aadama bu nekk croyant boo manti doon war nga xalaat ne yow bés dina ñëw nga dee ñu dugal la ci biir suuf si te di nga jàkkaaroog yàlla ki nga xamante ni moom mooy juge bu mag bi moo tax ma ne leen Sénégal am na ñoo xamante ni jaay nañ seen ngor bari nañ de te ñooñu ci kanam tuuti dootuñ tekkeeti dara parce que mbalit lañ ordure ñun xam nañ seen bopp ñu may waxal mooy les transhumants ak naafeq yi ak les journalistes corrompus maa leen doon wax sànq benn journaliste bu ñuy wax Pape Amadou Fall Pape boobu noonu ci temps yi Ablaye Wade il était crédible daf doon wax dëgg nekk journaliste bu engagé ànd ak Latif Coulibaly mais bi Latif nekkee dans le gouvernement de Macky ba léegi mu gérer la Gazette mais foofu lay toog di saaga opposants yi Ousmane Sonko bi mu defee conférence de presse bërki démb ba pare mais moom dafa génn naan Ousmane Sonko divertissement lay def quoi dafay divertir nit ñi quoi na dem uyu ji yoon en tant que journaliste lan moo sa yoon Maïmouna Ndour Faye ni muy def day dem invité ñoom Birima ñu ñëw di saaga Ousmane Sonko Birima amul xam-xam man ak moom a yem xamul dara il a rien dans la tête rien dara nekkul ci bopp bi dafa nekk ci nguur gi am fa ay avantages ñu koy jox ay marché gré à gré mu am otom bu rafet am logement yam bu baax ñu ne ko yow del dem ci télé yi di saaga Youssou Ndour jël ko ci téléem ba Birima fan la nekkee chroniqueur ak Birima ndax mas ngeen dégg Birima wax xam-xam bu tax sénégalais yi ne Birima il fait des analyses pertinentes est-ce que yéen mas ngeen dégg loolu vous avez jamais entendu ça xam-xam bu jógee koo ci Birima wax joo xam ne nit daf koy dégg ne comme Pape Djibril Fall nga xam ne da nga koy dégg ne Pape Djibril kat analyse am bi macha allah analyse pertinente la te daf koy wax rek te yàlla tax te pourtant xale bu ndaw la nguur gi soxla nañ ko ñoom parce que ñoom ku baax rek dañ lay bëgg récupérer pour nga bañ a waxati dëgg Pape Djibril Fall am courage am dem toog TFM bu dëgg jotee mu wax ko léegi Birima moom dañ ko jël yebal ko ci télévision yi pour muy saaga nit ñi di takkal gor ñi di leen tilimal te moom du gor boo gisee ni ko yàlla bindee rek nga xam ne ki yorul sax bind gor comme léegi c'est une bataille médiatique nañ ci dem ñun ak yéen nañ ci dem ñun réseaux sociaux yi lañ am muy télé ci poche te réseaux sociaux yi xam leen ne Ousmane Sonko moo ko moom bu ngeen ñu fi fekkee ñu faj leen faj yu métti li yàlla di wax ne tilka hududullahi fala taqrabuha tilka hududullahi fala taqrabuha gis nga réseaux sociaux yii nii réseaux sociaux wu Ousmane Sonko la parce que jeunesse consciente bi ñoo ci nekk waa diaspora bi ñoo ci nekk nga xam ne dem nañ ci réew te réew yooyu gis nañ fa développement lu tax mu développé mooy dañoo am ay nit ñoo xam ne ils sont honnêtes ils sont justes ils sont de bonne foi moo tax ñu nekk ci réseaux sociaux yi
di défendre Ousmane Sonko mi nga xamante dafay prôner pour le développement du Sénégal dafay prôner pour ñu am véritable indépendance démocratie bi ñu consolider ko consolider ko xawma maa ngi juum sax consolider état de droit bi nekk dëgg prôner pour la bonne gouvernance la transparence l'équité justice am ñëpp yem ci kanamu justice loolu moo tax a jóg Ousmane Sonko waaye nag ñoom fu mu nekk nii débat bi dañ ko bëgg a jël def ko guerre médiatique te début bi seen waa ji daf leen waxoon na leen bu leen ci dugg te ñoom heure bu ñu defee seen yu bon dañuy weer seen bopp toroxal seen bopp déjà commencement bi dañoo wax ne dañoo jot instruction Macky Sall mu ne leen bu kenn wax ci affaire bi mais su Macky Sall demee beneen bu kenn wax ci affaire bi mooy ne yéen lu ñu leen di jiiñ dëgg la ñu leen di jiiñ dëmm fekk leen ngeen di soccoo yeelu xale Macky Sall moo leen waxoon lool ñu dem ba mu yàgg mu oo RFI ne da leen di accordel benn interview wan ne loolu taxut jóg interview bi ci fin wu interview bi Alain Foka laaj ko mu ne man sama pire adversaire duma ko comploter loolu la wax kon déjà moom comme tudd na baatu complot ne pire adversaire mooy ne moom ma nga ci biir xam na li xew léegi nag comme waxoon na gaay mi nañ noppi ñu xam ne dominé nañ leen ci côté communication bi seen journalistes yi fen nañoo fen ba sonn parce que ils sont pas crédibles xam nga Aïssatou Diop Fall tekkiwul dara kenn du déglu waxu Aïssatou Diop Fall Aïssatou Diop Fall mënul wax dara ba nit dégg wax ci parce que déjà mënul wax li mu jàng kenn xamut fan la ko jaar journaliste boo xam ne yow CESTI nga génnee journaliste de formation génn CESTI nga xam ne concours moo lay dugal CESTI boo génnee war a nekk journaliste bu ay mais xamul dara li mu jàng dafa dugg fii jaar fa la génn moo gën a dellu ginnaaw ci journaliste yi ñu koy utiliser pour muy saaga nit ñi di xas nit ñi jël Maïmouna Ndour Faye muy invité ay nit ñuy saaga Ousmane Sonko di ko enfoncé invité na fi Yakham Mbaye invité fi Birima invité fi ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoom seen yoon nekkut ci duñ ay expert sax ci wàllu bi ba war a mën a toog tey di wax dara affaire bi jàllul seen gars yi wër télé yi wër dem ay TFM seen TV seen chroniqueur ba Omar Faye nekk na fa def lu nekk tekkiwul dara c'est un chômeur boo xamante ni il tire sur tout ce qui bouge dafa contre Ousmane Sonko te moom attention fu mu nekk nii mu ngi jubóog Maître El Hadji Diouf mais am na benn vaaram boo xamante ni mu ngi ci réseaux sociaux yi génneloon nañ ko première fois mu dajeek Maître El Hadji Diouf ndumbelaan dañ doon xuloo ñoom ñaar Maître El Hadji Diouf na ko man sa nijaay laa parce que nijaayam boobu ak Maître El Hadji Diouf xamante nañ bu baax parce que Maître El Hadji Diouf da doon fréquenté Tëngéej bon du ma dugg nag ci détails yi parce que affaire famille la te man fa laa bokk xam naa nu mu demee yëpp ci moment boobu mu nekkee étudiant si la xamante woon ak nijaayam boobu noonu léegi xam naa nijaayam boobu da koy gis na ko yow maître sa nijaay la quoi boo dajee moom ci plateau yi xam nga amal respect te kenn moo leen wax ne moog maître tooguñ sax waxtaan bam na ko boo toogee del tiré ci kaw Ousmane Sonko mën na ko sax booleeg ay ñeneen ñu jox ko xaalis parce que gëmul dara amul métier Omar Faye wax rek la man te du wax ndànk day yuuxu lu muy wax kenn xamu ko du wax xam-xam lu nekk def nañ ko pour enfoncer Ousmane Sonko Sénégalais yi dégluwuñu leen Sénégalais yi di gën a bëgg Ousmane Sonko di ko gën a jàppale këram di gën a fees léegi nag ñu ne ñoom si seen bopp ñoom ñoo jégal seen bopp ñoom Abdou Mbow jóg ñu invité ay ñoom Pape Mao Diouf ak ñoom Moustapha Diagne boobu noonu ma leen doon wax ne moom moo amoon benn projet de loi boo xam ne daf ko doon xalaat ne daf koy yóbbu assemblée nationale pour Ousmane Sonko ku ñu dàq ci administration bi dootoo éligible quoi changer code électoral bi def ci loolu affaire bi jàllul Moustapha Diagne boobu léegi mu ngi ci plateau yi te Aïssatou Diop Fall ñooñu rek lay invité du invité ku bokk Pastef ba pare Youssou Ndour nangu loolu lu tax Youssou Ndour di ko nangu lu tax Youssou Ndour di nangu Birima di ñëw ci plateau jàkkaarloo te Birima du chroniqueur Birima amul xam-xam Birima saagakat la Birima mënul analyser Birima man du ma moromam ci analyse su ma toogoon place am boobu mën naa analyser loo xam ne moom du ko analyser parce que du ma saaga nit du ma xas nit damay ñëw wax dëgg ji même bu Ousmane Sonko juumee ma ne Ousmane Sonko juum na mais Birima dañ ko indi TFM pour muy saaga nit ñi
léegi bu ñu defee loolu yëpp jàllut nag seen gars yi commencé nañ génn léegi ñu ne ñoom Moussa Sow xaw ma mooy ku jiite xaw ma seen affaire ba sax nu mu tuddati xam nga man dañ maa intéressé wul parce que ñoom dañoo ñàkk xorom ñoom xorom lañ amul quoi mooy jeune APR yi quoi dem nañ ci seen permanence bi nga xam ne xaalisu Sénégalais yi ak suufu Sénégal lañ sàcc tabaxee ko léegi nag ñu dem toog ca permanence ba na dañuy def conférence de presse mënuñoo am sax 1000 personnes yu leen di seetaan en temps réel te nga gis waa Pastef yi ak ñi ànd ak Ousmane Sonko bu ñu toogee tey di def live ay 1000 et quelques personnes ñoo leen di seetaan ñoom Issa Diène ñoom Ousmane Tounkara ñoom Ousmane Ba Canada gaa yooyu yëpp macha allah Ousmane Sonko doxantoom rek 10 000 vues la doxantoom dem plage doxantoom nii bu ñu ko doon filmer 10 000 vues en temps réel la. Mame Diarra Fam nekk assemblée nationale nga xam ne moom jigéen la yoo xamante ni jigéen bu jàmbaare la ñeme dëgg fu dëgg ji féetee fa lay nekk am fit toog assemblée nationale 22 000 personnes à temps réel di ko seetaan te ñoom mënuñoo am loolu. léegi nag seen booyu ñàkk xorom yooyu ñoom Moussa Sow ne dañuy dem tontu Ousmane Sonko parce que dafa accuser Macky Sall te ñoom Macky Sall moo leen waxoon ne bu leen ci wax parce que xam nañ leen ci côté communication bi ñun gagné nañ leen ñu ngi leen di faj ci réseaux sociaux yi di leen faj partout. te ñoom amuñ xorom maanaam Macky Sall ku way sax du ànd ak Macky Sall ñu ànd ak moom ñoom da ngeen di seetlu gars yi ànd ak Macky Sall ay ñu waye di ñooy ànd ak Macky Sall koo gis kanamam ñu ne kii Macky la àndal rek wala nga gis si profilu Facebook yi nga gis benn waay bu def photo Macky Sall ne da koy défendre boo xoolee kanam gi da ngay xam ne kii ku waye di la ay mythomane ay nit ñu waye di ñooñu lay àndal mais ku way dëgg ak ku diiñ dëgg doo gis mu ànd ak Macky Sall ñu am dignité ñëpp ñu ngi ànd ak Ousmane Sonko ànd ak Ousmane Sonko ci ngor ànd ñoo ak Ousmane Sonko ci xaalis ci ngor lañ ànd ak ñoom ci dëgg mooy li ma leen wax rek dëgg rek moo wóor dëgg moo njëkk te moom mooy mucc léegi nag def nañ lu nekk instrumentaliser ay journalistes corrompre leen def lu nekk affaire bi jàllot waa Walfadjri moom ndeysaan seen jàmbaar ji Sidy Lamine taxawaay bu mu amoon moom taxawaay boobu lañ am ba léegi Awa Diop Ndiaye buy def ay chronique di def ay analyse ci dëgg la koy teg ma koy nuyu de passage Sa Ndiogou comédien la mais dëgg rek fu dëgg ji féete da koy wax day def ay analyse yoo xamante ni moo gën fuuf analyse u Birima yi Birima sax sori na kàngamu APR yi sax laay wax te Sa Ndiogou comédien lañ ko jàppe Moustapha Diop kazalika na ko noonu nekk journaliste bu moom boppam bu indépendant moo tax ma ne leen ñu doon gore ñu ngi gore ba léegi ñun ñii bu ñu neexoon toog Sénégal topp ci gannaaw Macky Sall ak gaayam ñu topp ci bureau yi di dugg ak génn di forcer jéem a topp benn ministre wala benn directeur nekk su xam muy jël xaalis di la jox ngay organiser ay meeting di leen defal propagande ñuy jël xaalis sénégalais di leen ko jox mais ñun dañoo gore dañoo bëgg am loo xamante ni dafay lew ñu koy dundalee suñu bopp di ko dundalee suñu njaboot am du dara affaire du xaalisu àdduna yi du dara parce que lu mu yàgg-yàgg da ngay dee te xaalis bu lew dafa neex boo koy lekk boo tëddee da ngay nelaw sa xel mi dafay dal c'est très important moo tax ma ne leen Sénégal ñi doon gore ñu ngi gore ba léegi Macky Sall du ñëpp la mën a jënd léegi nag am na journalistes yoo xam ne ils sont plus crédibles ci deal bi lañ bokk kenn faalewu leen kenn respecté wu leen lu ma waxoon nag loolu laay waxaat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu àndeek Aboubacar ñu persécuté leen ñu daw dugg ci benn ravin mooy xur yooyu noonu ba ankabut bi ñëw mooy jargoñ ñëw tàgg affaire bi yonent bi xam nga lan la waxoon Aboubacar daf na ko inna allaha maana mooy aaya boobu di wax sànni isnayni iz huma fil ghar yonent bi muy wax Aboubacar xam nga lan la ko wax daf na ko inna allaha maana waaye li may wax waa Pastef ak ñi ànd ak Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ni ànd ñoog Ousmane Sonko waaye dañoo bëgg dëgg bañ injustice di ko xeex inna allaha maana te dinaa wax Ousmane Sonko tamit leneen mooy na xool ci yonentu yàlla Yusufa jiñoon nañ ko lu mel nii muy Zuleyxa di jabaru buur ba waaye dëgg ji mujj naa feeñ te jafe-jafe yi mu ngi commencé ci ay magam yoo xamante ni dañ koy fiire parce que dafa gént wax na yaa abati inni raaytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamar
ra'aytuhum li sajidin papaam ne ko yaa bunayya la tassuq ruqyaaka ala ixwatika fa yakidu laka kayda damaa tëdd gént gis fukki bidéew ak ñaar ak jant fukki bidéew ak benn jant beeg weer bi ñu may sujootal papaam ne ko bu ko nettali sa mbokk yi sa frère yi sinon dinañ la fexeel affaire bi senn ba gars yi jël ko dugal ko fii xayaabatil jubbi ca teen ba dañoo bañoon mu nekk dara nekk nabi nekk rasul di kuñ solo ba pare yónni ko nekk na ko ba pare dem nekk Malik nekk Aziz vice président ak président moo tax gis nga ku yàlla defar nar a def ci yow dara amul benn mbindeef bu mën a taxaw pour yàqal la mënta nekk frère am yooyu doon ko jéem a dugal ci teen bi pour rey ko ku la dugal ci teen dafa laa bëgg a rey ñoo mujjee xiif jógee ko Palestine ñëw fekk ko foofu Égypte ne ko massana wa ahlana dur yaa ayyuhal aziz massana wa ahlana dur dañoo xiif dimbale ñu xiif laal nañu Yusufa dimbale leen bi ñu demee ba retrouvaille bi am gis nga kenn moo toog xàmmee ko ne ko a innaka la anta Yusuf mu ne qaala ana Yusufa wa haza aqi qad manna allah alayna mu ne ko man la Yusufa kii sama mbokk la yàlla xéewalal nañu tey ñu dajee retrouvaille am waaye nag fi may jeexalee ci loolu mooy la ko yàlla wax après loolu nag moo am solo te loolu laay wax Ousmane Sonko parce que xam naa ne jullit la ku gëm yàlla la moo gën gaa yi foofu dina gaa yi Macky Sall yi Ousmane Sonko dàllam sax moo leen gën xam nga lan la ko yàlla wax foofu innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yadiu ajra al muhsinin innahu lii mbir tey mbir man yattaqi ku ragal yàlla wa yasbir nga muñ ay nattoom fa inna allaha naka yàlla laa yadiu du sànk mukk ajral muhsinin fay gi mu war a fay ñi nga xam ne dañuy rafetal te ñun am nañ njort bu rafet na Ousmane Sonko kuy rafetal la parce que rafetal mënta weesu nga nekk un vrai patriote bëgg sa réew mu jaral la lu nekk ba tax nit ñi tegal la cabale politique bi nii muy ndëgg sërëx pour sànk la Yusufa boobu xeex nañ ko def ko lu nekk te terewul mujj na nekk vice président nekk président kon yàlla bu naree defar nit kenn mënu ci dara loolu lañ lay dénk Ousmane Sonko na nga ko gëm te man gëm naa loolu Macky Sall nag lu ma koy wax mooy bew gi mu bew ku koy daaneel moom daf koy bett te mën naa nekk Ousmane Sonko mii gis nga Firawna ba mu demee ba bew ba wax ne ana rabbukumul a'la man maay seen borom Moussa bi nga xamante nii këram la yaroo moo ñëw renverser pouvoir am te waxoon na ne dëkk ba ku fa judd nekk góor bi ko buxaabaa mi waxee na ko góor mooy lay remplacer daane sa nguur gi mu ne ku fi judd nekk góor nañ ko rey muy rey di rey ba góor amatul ci dëkk ba conseiller mi ñëw wax ak moom ne ko nañ ut beneen méthode mu ne léegi at bii bu nit juddoo nekk góor nañ ko bàyyi beneen at bu juddoo ñu rey ko Haruna magu Moussa moo juddu ci at bi nga xamante ni waruñoo rey kenn Haruna magu Moussa juddu ci at boo xamante ni dañ see war a rey nit ñu def le tout pour rey ko mënuñ kaa gis yaayam dugal ko ci benn taabut affaire bi tegu ci niil bi dem ba buntu kër Firawna Asiya for ko mu yaroo foofu noonu ci biir kër Firawna màgg renverser pouvoiru Firawna yàlla yebal ko ne ko izhab ila Firawna innahu taxa demal ci Firawna ndax moom dafa bew bay oote ne moom yàlla la Moussa lan la ko wax rabbi sarax li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jaal li waziran min ahli Haruna aqi wax ko na ko ubbil ma sama dënn oyofal ma sama làmmiñ ba ma mën a wax ñu mën maa dégg boole maag sama frère Haroun mu nekk sama wazir mooy ministre pour jàppale ma ci mission bi yàlla na leen izhaba ila firawna innahu taxa fa qulaa lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yaxsha dem leen yéen ñaar ca Firawna ndax dafa bew su ngeen demee nag wax leen ak moom ci respect ndax mu tiit wala mu waaru gars yi dem bu ñu demee dañoo renverser pouvoiru Firawna bi te Firawna dafa amoon doole ilif dëkk boobu yépp Égypte ak li ko wër
xale bu yaroo këram moo ñëw daane nguuram ginnaaw bi mu demee Madiyana ci yonentu yàlla Shuaybu nekk fa 10 ans di ko sàmmal mu may ko doomam mu retourné ñëw Égypte yàlla yebal ko na ko demal nga daane pouvoiru Firawna bi. léegi nag Firawna xeeb na Moussa ñëw daane pouvoir am alak ko mais nag yow da ngaa xeeb Ousmane Sonko ba mu commencé nekk impôt et domaine di dénoncer nga dàq ko arbitrairement jaay ko doole yàlla yëkkati ko bañ na non yóbbu ko assemblée nationale ci tribune bi nga xam ne daf fay taxaw nekk représentant du peuple di défendre sénégalais yi yëkkati ko ba ca kaw a kaw manoo ci moom dara. élection présidentielle yi mu ñëw jël 3e te bu jaaroon ci yoon mën na laa gañe yow bu élection yi jaaroon ci yoon su fekkoon sàccoo élection yi moom moo lay gañe nga négocier affaire bi daf ay résultats préfabriqués jiital sa bopp Boun Abdallah Dionne moo génn na da ngeen am 58% wala 57% Demba Kandji ñëw defal leen ko 58%. Idrissa Seck ngeen ne comme moom ancien la yàgg na xaaral ñu defal ko 2e def Ousmane Sonko 3e te manu leen ci tous. te pourtant bi muy dàq Ousmane Sonko impôt et domaine lu mu bëggoon mooy toroxal Ousmane Sonko mu bañ a nekkati tous yàlla na ko non muy continuer di xeeb Ousmane Sonko di ko xeeb ba ñëw nag laalaake bi nag. te fii ngay alakoo fii ngay toroxee yow Macky Sall soo bàyyiwul Ousmane Sonko fii mu ngay toroxee fii ngay alakoo sa nguur fii lay daanoo. gis nga ñi lay jay naan la Sénégalais yi dañuy soob duñ génn billahi wallahi tallahi boo daanoo ñoo leen njëkk a wan ginnaaw parce que ñoonu lañ defoon Ablaye Wade noonu lañ defoon Abdou Diouf les transhumants là. su fekkee ne nag mënoo jàng ci lu dal Abdou Diouf ak lu dal Ablaye Wade yaa ngi nax sa bopp te xamal ne dof dëgg nga bés boo bàyyiwul Ousmane Sonko billahi wallahi watallahi di nga alaku te di nga torox parce que tooñ moo baaxul ak néewal nit doole dëkk boo xam ne ñëpp a ko bokk ñu jot def le président nga ne yow kenn du fi am jàmm ku dul yow ak ñi nga àndal sa ay rak sa jabar sa doom sa ay xarit sa ay transhumants traître yu nga àndal nga ne ñoom ñooy am jàmm gor ñi ñu baax ñi ñu set ñi nga xam ne dañoo gore ñooñu duñ am jàmm ñooñu ngay jël di leen toroxal ñoom Guy Marius Sagna ñoom Assane Diouf ñoom Clédor ñoom Birame Souleye ak jabaram ak jigéenu Pastef yi nga xam ne jàmbaar na ñoom Maymuna ñoom Khady Mahécor bëgg seen réew te yàlla tax ànd ak Ousmane Sonko di prôner pour dëgg nga leen di toroxal billahi wallahi watallahi lii nii nekkul menace du dara avertissement la dellu ginnaaw te ñuy war a wax encore une fois muy kilifa diine yi nga xam ne ñoo jiite këru diine yi nañ yëkkat seen kàddu ki tooñ di Macky Sall nar a taal réew mi ñu wax ak moom wax dëgg te yàlla tax ñu ngi oo ñëpp société civile bi ñëpp Damboj bi ñu jàpp tey rek déjà yëngal na société civile bi mooy syndicaliste yi Damboj il fait partie de la société civile gars yi tey paralysé nañ système éducatif bi génn nañ grève kon lii raam ci ñag bi la jëm te Macky Sall boo dellu ginnaaw di nga xam ne Sénégal moomoo ko te da ngaa war a dellu ginnaaw bàyyi Ousmane Sonko mu am jàmm 2024 nga dem uti sa candidat parce que amoo droit nekk candidat ñëw teg ko mu ànd ak Ousmane Sonko ci géew bi ñu bëree Ousmane Sonko yëkkati ba ci kaw dóor ci suuf biir bu weex ñu jox ko réew mi mu defar réew mi ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di kontaan ci yéen ñu doon bàyyi xel ak yéen ñi nga xam ne yéen a doon partagé di leen wax ne wax ji ñuy wax yëpp dëgg rek lañ bëgg parce que injustice dafa métti ci dëkk te gis nañ dëkk yum taal Sénégal nag dafa nekk dëkk boo xam ne nit ñi dañoo nekk ay nitu jàmm Macky Sall nag ci loolu lay abusé wu nit ñi di ko gëmloo ñu ko wër ñu bon ñi naan ko sénégalais yi duñ def dara coow rek la ñuy def waaye yi daan am ñuy coow yi daan am ngay def li la neex ñu la ciy bàyyi bokkul ak bu Ousmane Sonko bii nii asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu jaa ngeen jëf